jërëjëf maa ngi lay fay man maa ngi tudd Omar Traoré agent municipal nekk ci service bi ñuy wax aménagement urbain et occupation du domaine public. waaw je pense que Omar li nga wax ni kenn gënu la jël pour nga wax ci marché boobu bi nga demee bokk na si li nga xamante ni marché ñoo koy jooy problème mu mbalit insalubrité juróom nañ leen si baaraamu tuuma lan ngeen di doon si loolu. waaw jërëjëf ci li ma may am occasion ñëw ci turu le secteur municipal bi nga xamante mooy chef de service bi autorisé ma pour ma wax ak yéen ci li nga xamante ni moo jëm ci marché central bi nga xam ne moo nekk Kër Matar. Effectivement ni nga ko waxee noonu la ginnaaw ba nga fa demee mu am ay baat yi nga xamante ni jóg na fa ci responsable ndax ay baatu responsable la ko fa génne moom mooy président jaaykat yi nekk foofu muy Lamine Dem ak ki nga xamante ni moo sant Gueye nekk ci côté section marché poisson. Pas plus tard que avant-hier man dem naa ko visite bi ma demee comme ni ma koy def périodiquement dem visiter marché ba xool l'état des lieux xaar ñu woon sax ñu koy wax parce que dafa bokk ci li nga xamante ni dañu ko dénk noonu laa koy defee gare routière noonu laa koy defee marché centre commercial noonu lañu koy defee un peu partout ci lieu de forte concentration yi. bi ma demee effectivement gis naa ni constat boobu am na ndax da nga nekk ci période hivernage moo waral sax ñuy gën a rapproché suñuy visite foofu am na saleté comme marché boo gis rek ndax dafay lieu bi nga xamante ni lieu de forte concentration la lieu de commerce la te spécificité bi ci am mooy ñii dañuy jaay jën ñeneen ñi jaay ndawal ñeneen ñi jaay légumes yooyu yëpp bu dajee ci benn milieu dina am saleté. beneen bi ci des aussi dafa tombé période hivernage ndax ku ni hivernage ni ndox kon yooyu yëpp bu amee effectivement ñu constaté ko dafay li nga xamante ni bu ñu ci jógul mën na def benn désagrément ci ñi nga xamante ni ñoo fay ñëw di ko fréquenter ak permanemment ñi nga xam ñoo fay toog di ko jaay. alors bi ma ñëwee ci laa ci waxtaan ak Modou Gueye ndax Modou Gueye ci mairie bi la nekk Mamadou Gueye Diarra yor fi responsabilité bu rëy ci wàllu nettoiement. ma gis aussi le coordonnateur de l'UCG en l'occurrence Oumar Seye waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy situation Tivaouane d'une manière générale mais marché bi surtout particulièrement mais booy xoolaat tuuti en arrière ci ginnaaw tolloog 1 an le secteur municipal dafa jëloon ñi nga xam ne dañu yor ay charrette signé ak ñoom ay contrat yi nga xamante ne ni dañ leen waxoon suñu xëyee nañu jël marché bi à l'intérieur jël mbalit ba fa fanaan ci pourtour yi ñu war a tali yi ci kanam ñëpp ñoo xamante ni dañuy jaay teg marché mbalit seen kanam ñu mën ko teg ci charrette mu dem. charrette yooyu mën naa ci tudd ku ci mel ni Mansour Diop mën naa ci tudd ku ci mel ni Momar Dia bu Tamba mën naa ci tudd ku ci mel ni ki ñuy wax Buur ñooñu ñëpp dañ doon def bu ñu xëyee nekk ci marché ba boori 14 heures ba nga xamante ni mbalit bi yëpp évacué ko ñu doog a wàcc. mais il s'est trouvé que ni Tivaouane dafa bokkoon ci ville yi nga xamante ni dañoo bénéficié woon programme FERA benn structure la bu nekk ci ministère de l'équipement du transport ministère du transport et de l'équipement routier. FERA nekk fonds d'entretien routier autonome ñu amoon ci 50 jeunes contractuels yi nga xamante ni ñoom la ñu dénkoon lépp luy désensablement ci tali yi ñu jëlaale leen utiliser leen aussi pour le nettoiement des marchés des gares routières de la gare routière et des marchés ñooñu nga xamante ni ñu ngi woon fi FERA seen premier contrat bi ñu signé woon ak FERA muy 12 mois yi 1 an yi dafa jeexoon ñu nekkoon ci beneen phase transitoire mooy ñëwaat comme projet pour 24 mois la. ci diggante bi nag règlement dossier administratif yi enregistrement bi au niveau de l'impôt et domaine ba ci li ci war yëpp ñu koy def fa la ñu amoon benn mois bi nga xam ne moom la ñu toog liggéeyoon ko en même temps ñu doon xaar ñu éponge seen 2 mois d'arrière de salaire yi desoon ci premier contrat bi pour mën a dugg ci contrat bu bees bi. à l'heure où je vous parle bi ma demee def situation marché bi ñu waxtaan ci mu dëggee le coordonnateur fi mu ne mu ngi nekk ak ñoom en réunion ci salle bi ci suuf et je le dis je le confirme que ni bu lundi jotee day déployer personnel am yépp fi nga xamante ni moo gën a urgent muy marché central bi. effectivement bu lëndee équipe bu FERA bi mu liggéey di leen a jël équipe bi yépp globalement ñu dem ànd ak oto bi fi nekk muy tricycle bi ñuy def ci marché bi une semaine benn opération exercice dañu permettre lépp lu fay ordre ñu dégager ko mais nag dafa tombé aussi ak muy nawet te xam nga suñu marché bi nekkul marché yoo xam te ni dafa amaale système d'assainissement loolu la contrairement ak marché yi nga xam ne am nañu ko Dakar ba tax na bu tawee
amul benn assainissement bi nga xam dina mën a jël eau de ruissellement bi donc ndox moomu su tegee foofu rek mbalit ñëw ca dina am lu mu jur te loolu non seulement waxuma la mbalit ma sax mais am na yeneen maladies yi mu mën a jur te loolu warut a mën a nekk li nga xamante ni mairie dina ko seetaan moo tax loolu la ñu bëgg a def suñ ci paree aussi dinañ kon ne programme yoo xam ne moom la ñu doon def di ko désinfecter quotidiennement wala au moins une semaine bu nekk ñu jëm set benn jour désinfecter ko ba keroog jamonoy nawet bi di jeex ndax mbalit ak ndox ànduñu loolu moom mën naa ko confirmer Mamadou Gueye Diarra dina jël équipe am lundi ànd ak tricycle bi nga xam te ni mairie yor na ko dem marché ak éléments yi mu am yëpp war a mat 50 bu ñu demee bu ñu fa defee une semaine mbalit ma dina jóg ànd ak l'appui du l'UCG indi gros moyens yi ba nga xamante ne marché ba nekkaan na ci li mu war a beneen aspect bi aussi am na duñ ko négliger duñ ko bañ a wax moom nit ki fu mu nekk di fa liggéey di fa bàyyi alalam dafay laaj mu am sécurité te sécurité bi kat foofu mooy lumière ak buntu yi tëjee ba nga xamante ni commerçant yi suñ fa bàyyee seen bagage tëj ko seen cantine dinañ ko tëj dem tëdd seen kër ak xel mu dal bu ñu xëy si suba fekkaat ko ci ak xel mu dal mais marché bi su tëjuwul commerçant yi wàcc benn gardien wala ñaari gardien mënuñu circuler ci marché bi ndax bunt yi dafa bëri effectivement ñoom ñoo yey alerte nañu ci côté boobu en tout cas incha allah dañ def suñu kéem kattan ba moom mbalit mi dina jóg ndax mbalit ak ndox àndul ci li nga xamante ne nag mooy lampe yi muy éclairage bi ak li nga xam ne mooy bunt yi secteur général xam naa ne am na fu mu ci tolloon te incha allah bu ñu jógee dañ koy gën a relancer ba nga xamante ni seen xel dina dal ci côté boobu. waa lampadaire yi nga xamante ne moo ñëw te ñu may ko commune de Tivaouane état du Sénégal jox ko jëloon nañu ay artères yi nga xamante ne fa lañ ko war a teg ndax dañu bëgg mu dolli ñu suñu éclairage public ba nga xamante ni su délestage amee ci wàllu courant Sénélec bi diggante bi duñu gis Tivaouane bu lëndëm am na nag artères yu ñu jëloon ak ay mbedd yu ñu jëloon surtout route nationale yi nga xamante ni c'est fréquenté à tout moment à toute heure par des automobilistes qui sont ba nga xamante ni bu courant coupé ñoom dinañ xam fi ñu war a mën a jaar il n'est pas exclu que aussi ci li fi ñëw ci lampadaire ñu seet nu ñuy mën a quadriller le marché central ba nga xamante ni ñoom tamit dinañ mën a am bénéficier wu ci lampadaire yi ba nga xamante ni su courant coupé gardien yi fa nekk guddi dina xam ni lampadaire bi jënd na relais bi marché bi am éclairage kooku c'est pas expliqué waaye loolu lépp kàddu gi mu ngi ci diggante gi nga xam ne mooy le secrétaire général de la commune de Tivaouane ak l'équipe municipale ak le maire de la commune de Tivaouane bi nga xamante ni projet yëpp moom moo nekk Dakar di ko xalaat ba la nga xamante ni gis na ko muy njëriñ Tivaouane rek mu lijjanti ko indi ko Tivaouane. kàddu gu mujj gi rek mooy ñun équipe municipale bi yàlla def na suñu secrétaire général dafa jël benn service muy service aménagement urbain occupation de domaine public boole waa leen ci biir assainissement boole waa leen ci biir li nga xam te mooy lépp loo xamante ni daal war nañ ko def suba ak ngoon pour mën a fexe ba suñu Tivaouane ñoŋ fexe ba nit ñi mën a circuler librement mbedd yi mu bañ a am occupation anarchique mbedd yi mu bañ a am ndox moo xamante ne bu nawet bi ñëwee day sonal nit ñi ak it fexe ba suñu mbedd yaatu ba nga xamante ni daal vraiment nit ñi du ñu am lenn lu ñuy mën a lu leen mën a gàllankoor ci seen dem ak seen dëkk. ñu ci profité waale encore di gën a liggéey ndax liggéey moom liggéey commune du jeex suba ngoon bis bu jot yaa ngi loolu liggéey ñi nga xamante ni dañuy tabax seen kër di sotti seen gravaay ci mbedd bi di ko fa bëgg a bàyyi suñu seen liggéey jeex ñu fàtte fa sànc ba ñi nga xam ne dañuy tabax seen kër ubbee foosu mbedd bi ci biti bu feesee duñ ko xam muy rogalaat ci biir yooyu yëpp dafay indi ay feebar ay jàngoor day tax ba suñu dëkk bi ñu bëgg a def une ville moderne moom ay gàllankoor kooku daal ñu ngi ciy sensibiliser population di ci attirer seen attention xam ni mairie incha allah rabbi fii may waxee yow lépp loo xamante ni mbalit la ci biir dëkk bi ci yenn ruq-ruqaat gis nañ ko incha allah le plus rapidement possible nañ ci taxaw.